am vision la. Ablaye Wade nit ku digne la. Ablaye Wade président bu gëm askanam la, bu gëm réewam la. waaw waaw loolu la. Ablaye Wade nit ku am vision la, nit ku am gëm-gëm la, nit ku bëgg réewam la. ba mu koy wax naan nañ tuddee avenue yi ñu tuddee woon tubaab yi, dafa doon jox exemple naan nañ ko tuddee ay daaru salaam wala nañ ko ay tuddee ay daaru nii ay daaru naa. loolu vision rek la. il n'est pas dit sax que ñu tuddee ko rue yi yaan yeeg laayeen yeeg ñëpp nañ leen ko tuddee turi borom. nañ ko tuddee suñuy turi maam ak suñuy turi kilifa diine ak suñuy turi roi yi fi nekkoon, nañ leen tuddee rue yooyu ak pont yooyu ak avenue yooyu moo ëpp njëriñ Faidherbe. saa bu ma demee Dakar man gis ñu naan avenue Faidherbe damay waaru. te boo demee Espagne tey Franco, ma jox leen benn exemple. Franco nga xam ne moo nekkoon dictateur bi gën a mag ci Espagne, nga xam ne da leen a terroriser pendant at yu bari. Deuxième guerre mondiale presque ba 1975 ba muy dee. mais est-ce que xam ngeen ne Franco estatem dañ koo daaneel, rue yi dañ koo dindi. est-ce que xam ngeen ne bàmmeelam sax dañ koo sulli ngir yóbbu ko fa ñuy suul nit ñi nga xam ne du ñu nit ci dara. est-ce que xam ngeen loolu? te doomu Espagne la de. pour ngeen xam niveau bi nit ñi tollu léegi, degré de conscience bi askanu bi ci àddina bi tollu léegi, nga xamante ne bi ñoom képp ku jubul def lu dëng wala képp ko mas a massacrer ay population, dootoo bokk ci nit ñi nga xam ne ñoom la ñuy teg comme référence. maa leen ko wax, boo leen demee tey Espagne, Franco dictateur ba fa nekkoon ñu naan ko Franco, dañoo sulli bàmmeelam, sulli dañ koo gas. xoola ba mu deeweeg léegi de 1975 la dee de. mais daaw 2019 dañoo sulli bàmmeelu Franco daal ne comme ab dictateur la woon, ab raykatu nit la woon, nañ ko sulli yóbbu ko denc ko feneen, mais kenn dootu ko denc ca barab bu ñuy siyaare. kon nit ki da ngay gëm sa bopp, da ngay gëm sa réew, da ngay gëm sa gox, da ngay gëm. moo tax foofu Ablaye Wade moo fa gën fopp Macky Sall ak Abdou Diouf, du fi seen morom sax. Senghor sax ab français la woon moom, man français laa koy jàppe. mais Abdou Diouf ak Macky Sall, Ablaye Wade leen gën ci gëm sa réew fuuf du si seen morom. Ablaye Wade gëm gim gëm Sénégal moo waraloon mu naan dañuy changer rue yi, dañuy changer pont yi. naka la ñuy bàyyee ba tey jii Faidherbe ba rey 20 000 Sénégalais ci 8 mois. man waxuma ko, Iba Der Thiam ma ko wax, dem leen ngeen lire ko. c'est pas de l'invention. Iba Der Thiam moom moo ne Faidherbe ba rey na 20 000 Sénégalais ci juróom-ñetti weer 8 mois. waa nit kooku tey boo demee ba léegi mi ngi am statut Saint-Louis, nit ñi di ko romb di ko contempler. di contempler statut Faidherbe ci 21e siècle bi. di contempler pont Faidherbe ci 21e siècle bi. di contempler avenue Faidherbe ci 21e siècle. vous croyez que ça c'est normal ci réew mi? kon li ñu war a régler ci réew mi bari na trop. jeunesse su Sénégal moo tax su may gis ci lay dérivé ci activiste yi, am nañ liggéey bu bari bu dul rek xeex politique rek. activiste yi nañuy xeex tamit ay valeur. bu ngeen gisee à chaque fois ñuy am ay problème ñun, wala bu ñu wootee ci live yi wala ñu wootee ci manifestation yi sénégalais yi duñ génn, c'est parce que activistes yi dëgg ak la société civile dañoo joué gul seen rôle. joué guñu seen rôle. xool leen M23 fii la M23 nekk di xeex ba créé fi ba delluloo ginnaaw Ablaye Wade ak mbooloo mu takku gaa ñi ànd, opposition bi, société civile bi, activistes yi ñëpp ànd. loolu moo tax Ablaye Wade delloo ginnaaw ci car bloquant bi. fan lañ ci jógee après bi Ablaye Wade jógee fii? M23 dafa explosé. ñu woo ñenn ñi mooy ñoom Penda Mbaw, waaw Penda Mbaw ak ay Alintine, jox leen ay poste rek ñu toj M23. Macky Sall noonu la def M23 tasaare ko. mu am M23 authentique ak cos M23 ñu tasaare ko, néewal leen doole. noonu lañ leen def, jël Penda Mbaw jël Alintine fal leen. Penda Mbaw léegi déggatu leen ko fenn ma nga ca première dame, fu mu dugg fa. kon ça veut dire que nit ñi population bu ñu gisee loolu, gis ne kii kat intérêt moo ko taxoon jóg. Alintine ñu dem ba ci moom gis ne kii tamit intérêt moo ko taxoon jóg. léegi la commencé waxaat, mais bi ko Macky Sall dénkee dara waxatul woon tous.
Alioune Tine moomu tey ngeen dégg muy waxatul woon tous loolu bu fekkee population Sénégal gis na ko ah ñu demante ba ci yàgg Y'en a marre ñëw Y'en a marre ñëw am fi buzz am fi toole ba Barack Obama recevoir leen ñu ne Y'en a marre Y'en a marre ñu jékki-jékki dégg leen ci xaalisu Lamine Diack dégg leen ci ay coow affaire ba tasaaroo ñii dem ñii jaar nii ñii jaar nii man Y'en a marre ku dul caat léegi gëwuma la ci ku dul caat ci Y'en a marre gëwuma say wax ak koo mën a def Fadel Barro Fou Malade ak Massamba ak Mademba ak ñooñu ñëpp laa yemal ñoom ñëpp ñooñu moom ay wutkatu xaalis donc lañ gëwuma leen man Y'en a marre caat gëwuma la man sama dëgg rek laay wax kon Y'en a marre population Sénégal gis mu def noonu donc ñoo bañ imam boobu nga xamante ne bi imam boobu àndoon ak ñoom ba ci yàgg xëy génn bàyyi leen ñaareel ba ñu dem ba ci digg gis ñoo lànk ñoo bañ ñu di ko politiser def ko benn groupe benn clan sénégalais yi di ko gis ñu demaat ba ci yàgg ñu gis aar lu ñu bokk di doxal ba ci yàgg moom it ñu def ko affaire clan sénégalais yi donc ça veut dire que ni population Sénégal ñoo dem ba gis ne ñii fii wooyee ay activistes ak ay société civile la majeure partie seen intérêt bopp moo leen tax a jóg mais du intérêt réew mi ba tax na mënaguñoo dajale mbooloo loolu problème la moo tax su ma déggee ñu naan ay non 23 juin na sénégalais yi génn fan la sénégalais yi jëm fan la sénégalais yi jëm d'abord fan lañ jëm bay naan ay génn leen 23 juin te ñu koy wax nekk bitim réew rek toog naan sénégalais yi génn leen ngeen taal lu ñuy taal fii kenn taalu fi dara activistes yi d'abord li ma leen di njëkk a wax ak ñoom société civile bi nañ conscientiser nañ génn ay programme dem ci àll bi yee sénégalais yi ci wàllum réew mi ni muy doxee d'abord bu fekkee yow bëgg ngaa woo réew mi ci yow da ngay génn d'abord nga créer ay mouvement wala groupe de sensibilisation bu fekkee réellement am na ñu leen nekkal ci région yi laa wax comme ni ñu ko waxee su fekkee am na fa yéen activistes yooyu ak ñooñu nga xam ne ñoom ñooy société civile bi nañ def ay campagne de sensibilisation wax nit ñi Macky Sall li mu nekkee wax nit ñi réew mi ñàkk gu mu ñàkk a dox wax nit ñi nangam ak nangam bu ko defee nit ñi bu ñu demee ba yee leen ba ñu yeewu pour ñu jële fi Macky Sall dafay yomb mais li nga xam ne moo mënta nekk mooy boo nekkee ci réew mi créer fi sa benn société M23 société civile xëccu waa ji falu jël ci ñaar ñett casé ci biir palais bi tas affaire bi ku ci nekk dem sa yoon askan wi di gis loolu ñi dem Y'en a marre ñu ne nii ñu ne masal nañ leen ci xaalisu Lamine Diack Fou Malade ma ngay fayeeku xaalisu état pour defal leen promotion yow naka ngay taxawee ne état bi na fi jóge te saa bu état bi génnee benn genre publicité nga ne jox leen ma sama wàll loolu àndul nit da ngay diiñ nit ñi ñuy waxante dëgg Sénégal il faut ñu tàmm di waxante dëgg su fekkee ñi ngi ci rythme bii ñu nekk nii benn société civile wala benn activiste mënu fee woo kenn ba mu génn mënta ne c'est parce que ñi ko jiite ci boppam tamit doxaluñu dëgg su leen sénégalais yi gisee ñu doxal dëgg bu ñu leen wooyee ñu dem gis ngeen équipe nationale u Sénégal bi ñu boole jaajëf frère Conté maa ngi lay ziar Max Michael di ziar bëgg fàllu di ziar ñëpp gis ngeen équipe nationale u Sénégal bi ñu boole bi ñu jógee final ba 4 millions de sénégalais génnuñu gis ngeen temps yii bi ñu fi manifester ci courant bi ñëpp déggoo ci parce que lu mat 1 million de sénégalais génnuñu comprendre nga donc man je pense que problème bi d'abord il faut ñu xool activistes yi société civile bi ci seen bopp d'abord nañu jéem a Ndeye Aza maa ngi lay ziar di ziar Maysa Maysa naka mu nekk affaire yi balaa ñuy wax dara nañ yenn nit ñi ba pare mais mënuloo am succès ci toog bitim réew moom di wax génn leen sénégalais yi ngeen rayante sénégalais yi tamit yàgg a gis activistes yi fi nekk génn di manifester di leen manifester loo te bu ñu toogaatee gis leen bu état bi day def dara buy joxe xaalis ñu dem jël ci xaalis bi loolu ñu doon bañ naan dañuy xeex à France bu ñu demee Auchan lañ leen di gis fa la ñuy nduggee bu ñu nee ba ci digg dégg leen ci ay coow yoo xamante ne bi coowu xaalis la dañuy séparé wu loolu moo tax sénégalais mënatul gëm benn activiste fii mënatul gëm aussi les gens de la société civile waaw loolu la soxna Dibor Assane Ndiaye Sali Babacar Seck maa leen di ziar
sénégalais mënatul a gëm ba ku ci nekk da nga am une partie rek soo wootee di nga am 200 personnes 300 personnes obélisque mais loolu taxul ñuy wax Sénégal. Une manifestation réussie waxuma la sax Dakar dana am 1 million de personnes mais raison yi sax day nekk manifestation synchronisée loolu mooy une manifestation réussie. Manifestation bu ñu réussir 14 régions yi ci Sénégal ñëpp a yëgandoo métit bi ñëpp a yëgandoo message bi waa Dakar la ñuy def waa Diourbel di ko def waa Thiès di ko def waa Kaolack di ko def Ziguinchor di ko def Tamba di ko def Matam di ko def Kaffrine Sédhiou Fatick di ko def Podor di ko def fépp di ko def. loolu mooy une manifestation réussie mais manifestation boo xam ne da ngaa woote obélisque mënoo matal 200 300 personnes c'est pas une manifestation. parce que sénégalais yi ñoo war a dem ba gisaat ànd bi ñu àndoon bu njëkk bu ñu bëggee réussir dara gis nga ànd ba ñu àndoon bu njëkk ay yaana waat cos M23 ay France dégage ak ay aar lu ñu bokk ak ñoo lànk ñëpp benn la ñuy doon benn kenn du former sa kuréelu bopp ku ci nekk yor sa kuréelu bopp ak sa fukki nit taxaw naan ñun la bu kii nga jël takk rajo yi yëg ci kaw bu estrade bi jël sa micro xas Macky Sall saaga Macky Sall nit ñi tàcc yuuxu la ku ci nekk di jéem a jaay feeñ di jéem a jaay man la. loolu taxul ñuy wax société civile loolu taxul ñuy wax activisme bu dëgër suñu bëggee am mbooloo mu dëgër pour mën a taxaw ne Macky Sall da nga fiy jóge far force dañuy am société civile boo xamante ne bii ñëpp a cay bokk ñoom ñëpp ñooy booloo mais da ngay gis Guy Marius Sagna daal di créer yëfi boppam ne. ñoom Fadel Barro créé seen yëfi bopp ne waa aar lu ñu bokk créé suñu yëfi bopp ne ñoo lànk def ne cos M23 def ne mais loolu mooy lan naka la ñuy amee doole c'est impossible. mënuñu fee def manifestation bu réussir ndax booloo wuñu d'abord ku ci nekk da nga am say intérêt yooyu xëcc loolu c'est notre problème te bu ñu bëggee problème boobu saafarawu dañuy dem ba société civile bi ànd nekk benn dànk. bu ñuy xeex dara ñun ñëpp ñu xeexandoo ko bu ñu bëggee ne Macky Sall fii doo fi fanaan kon Macky Sall du fi fanaan mais loolu pour ñu réussir ko nag il faut que société civile bi ànd. société civile boobu tamit bu mu yam rek ci Macky Sall na ñëw xeex ci valeurs yi comme li ma leen wax léegi. yu fi am yoo xamante ne bi ay colonialiste lañ statut bi fi am boo xamante ne bi ñooñu dañoo rayoon ay seen askan toroxal doomi Sénégal yooyu étranger ñoom ñëpp dañoo war a effacer seen tour ci suñu avenue yi effacer leen ci suñu rue yi effacer leen ci suñu pont yi effacer leen ci ay statut effacer leen ci école yi amul benn école wala rue wala pont wala tali boo xam ne war nañ koo tuddee ab français te ñu toppoon ñu di ñu toroxal suñuy maam ray leen benn statut ci Sénégal waru ko am amul benn pont Faidherbe dañ koo war a changer. yéen waa Saint-Louis damaa ngi leen di interpeller yéen waa Saint-Louis population Saint-Louis génn leen ngeen xamal Mansour Faye ne ko pont Faidherbe ak rue yi ngeen am foofu rue tubaab yi ngeen am foofu yëpp tubaab yooyu ngeen di màggal seen rue yooyu ñoo doon rendi suñu maam yi ñun ñëpp. nañ wax waa Saint-Louis ne leen Faidherbe moomu ñuy màggal di ko tuddee pont rey na 20 000 sénégalais ci 8 mois ñaar fukki junniy sénégalais ci juróom-ñetti weer. kon nag nañu bàyyiwaat xel bu baax loolu activiste yeeg société civile bi nañu xam ne Sénégal balaa ñu ko defar ñu booloo moo am wala Macky Sall bala ñu ko fay jële il faut que nit ñi booloo d'abord waaw mais menacer Macky Sall pour que après bu la woowee jox la benn marché ne la sawaay dañoo war a sensibiliser ci xawma lan nga daal di dem jël sa micro ñu fay la yow looy wax Macky Sall dara buñ ne laa war nañoo ma kii ci nangam bi nga dem jël sa ki jox lañu suñu wàll ñu jox la fay la sensibiliser ci te lekk alalu jàmbur. loolu moo tax activiste yeeg société civile bi mënuñu fee woote dara te réew mi nag duñ ko def dóom Sénégal dafa pauvre bu fekkee mu amu leen possibilité convaincre sénégalais yi ci kàddu ak ci wax bu leen taal réew mi moom kenn du ko taal parce que réew mu ñàkk mu ndóol moo xam ne li fi amakus néew tubaab yee ko moom mais buñ ko taalee ñun fan lañ jëm. ku bëggut réew mi rek moom mooy wax waxu taal réew mi ku xam Sénégal li fi ne
xam Sénégal ñàkk gi mu ñàkk xam ne Sénégal fii li fi amakus néew tubaab yi ñoo ko moom réew mi xott la waaw réewu xott boo xam ne amul dara li fi amakus néew ay étranger ñoo ko moom ñun amuñu dara lu ñuy jënd lu ñu bëgg lu ne dañ koy jëggaani ji bitim réew ceeb sax dañ koy jëggaani dañuy jëggaani meew dañuy jëggaani suukar dañuy jëggaani diwlin dañuy jëggaani lépp lu ñu bëgg ci suñu réew mi dañ koy jëggaani ji waaw loolu ñuy jëggaani ji la ñu toll noonu réew mu mel noonu ñu ne nañ ko taal buñ ko taalee ñun fan lañ jëm ak kan moo koy defar kon message boobu moom je pense que vraiment du message bu baax message bi baax mooy dem leen ci àll bi yéen ñi nga xam ne yéenay woote ak activisme ak société civile def comme acteur politique yi di convaincre sénégalais yi dolle ko si convaincre sénégalais yi dugg ci àll bi kan mooy Macky Sall li muy def lan la mais man tooguma sax ba dégg ne Y'en a marre mi ngi def tournée ngir yee askan bi tooguma ba dégg ñu ne ma aar lu ñu bokk mi ngi def tournée ci région yi ngir yi sensibiliser nit ñi kon loolu ana seen njariñ toog Dakar daal ba mu neex leen rek ay ca génn leen obélisque ñu ñëw ku ci nekk ngandalu nag daal di photo wu daal di def sa benn selfie yàgg sa benn acteur politique yéeg ci kaw micro bi wax saaga Macky Sall dem sa yoon loolu du dara ce n'est que du show ce n'est que du théâtre loolu rek la man li may woo les activistes là tous ces gens là qui se réclament des activistes là nañu dugg dans les régions ñu yee nit ñi ñu sensibiliser nit ñi mais à chaque fois seetlu leen li ma leen di wax lan ngeen di gis place de l'Obélisque ñu ne way place de l'Obélisque am na manifestation ñu nekk gis benn Sonko jóge fële ñu ne acteur Sonko ñëw na leader ñëw na gars yi photo ak Sonko mu yéeg wax dem ñu ne Barthélémy Dias ñëw na mu ñëw sol vert yi am benn waaye taxaw ci ginnaawam ñu ñaaj ñëw yéeg waaye Macky Sall dama ne après dem ñu ne Fou Malade jóg ne rappeur mu jóg ngan la mais loolu lan la du dara c'est pas ça du loolu mooy activisme du loolu mooy yor Sénégal du loolu mooy yee sénégalais yi nit ñu dofuñu il faut sénégalais ñu bàyyi di leen traiter comme ça loolu la il faut ñu bàyyi loolu xeex bi buñ koy xeex nañ leen booloo man contre ma kenn de mais nañ leen booloo man balaa ma doon gëm ne tey activisme am na damay gis Guy Marius Sagna taxaw ma gis Y'en a marre taxaw ma gis aar lu ñu bokk taxaw ma gis ñëpp taxaw bu ko defee bu ñëpp taxawee ñu xeexandoo bu ñu neexee ñu taxaw ne Macky Sall doo fanaan ci palais bi wutali ko mu daw dem yoonam loolu mooy fit mais du ku ci nekk taxaw def sa déclaration wane sa yëfu bopp nangam sangam loolu du ñu yóbbu fenn wax dëgg yàlla loolu laa bëgg waaw booloo gi laa bëgg ñu ànd Abdoulahad Max booloo gi laa bëgg mais du ku nekk def say fi bopp buñ nekkoon ne ku ci nekk defee say bopp duñ dem fenn wallahi man maa leen ko wax. maa ngi ñëw nag ci affaire u Bati Plus ndax affaire u Bati Plus dafa am benn vidéo bu ma ci defoon ñi nga dañuy jaawale chaque jour yaakaar ne loxo càmmoñ laay naane café gi naanewuma café gi loxo càmmoñ loxo droite la écran bi mooy wëlbatiku ngeen jàpp ne loxo gauche la à chaque fois nit boo ma ndeysaan bind ma ne ma Assane baax nga trop de waaye nanga mais moytul rek café gi ngay naane càmmoñ du loxo càmmoñ loxo ndeyjoor la écran bi moo leen di won sens inverse moo waral ngeen jàpp ne càmmoñ la mais du càmmoñ loolu maa ngi ko bëggoon leeral tamit fii affaire Bati Plus bi li ma ci bëgg a wax dafa am vidéo bu ma fi def fan yi mu def le tour du Sénégal def le tour du monde ci famille Fares boobu ñu yóbbu woon Touba vidéo boobu wër na Sénégal maa ngi remercier ñëpp nag wallaay ñi may tudd Sow sëñ Galas Mbàkke ñëpp daal maa leen di ziar di kontaan ci kër yi di kontaan ci partage yi ndax mooy tax wax ji yegg fu sore nday Aza ndeysaan ñëpp maa leen di bëgg fàllu li ma ci bëgg a wax mooy damaa defoon benn vidéo fan yi ci wàllum famille Fares yi demoon di ziara ji sëriñ bi moo wax ne d'accorduma ci
wax tamit ne Ablaye Mbaye Pekh tooñ nga ñu yow mi nga xam ne yaa yóbbu famille Farès ci Touba. démb nag Ablaye Mbaye Pekh ndax moo woo maa ngi koy nuyu sama mbokku taalibe la sëñ Ablaye Mbaye Pekh démb daf ma woo ne ma dama ko tooñ. nee na comme dama ko tooñ mooy que ni dama wax ne moom moo yóbbu famille Farès waaye yóbbuwu leen, moom dafa doon jottali. kon sëñ Ablaye Mbaye Pekh yéen waa Sénégal, man mi waxoon ne moo yóbbu famille Farès, Ablaye Mbaye Pekh nee na yóbbuwu leen, dafa doon jottali. comme dafa doon jottali nag man bugguma koo tooñ mayit, kon Ablaye Mbaye Pekh dafa doon jottali. woo na ma démb nag wax ne ma tooñ naa ko, kon nag moom wut waaye da doon jottali. waaw donc loolu vraiment laa bëggoon a préciser ci mbir moomu, ndax man Ablaye Mbaye Pekh visé wu ma ko, man amaluma vraiment soxlawu ma ko ci dara. Ablaye Mbaye Pekh kon visé wu ma ko ci dara. ñaan dañ ma wooy dafa bari nit ñaa ngi naan waaw d'accord, c'est vrai que lapsus day am des fois ci vidéo, surtout ci wàllum direct, mais man visé wu ma Ablaye Mbaye Pekh, ndax Ablaye Mbaye Pekh soxalu ma ba ma di ko visé. séquñu dara buñ doon séq dara mu wax ma dara ma may ko lay séq ak moom, waaye séquñu lenn, séquñu dara ba ma di ko visé. wax dëgg yàlla visé wu ma ko. loolu laa ko bëggoon a préciser moom sëñ Ablaye Mbaye Pekh, xamal ko ne ko séquñu dara, visé wu ma ko, wutu ma ko. information yi ma amoon nag tuuru Ablaye Mbaye Pekh, et puis gis nañ ko ci photo yi, mais moom it nee na da doon jottali. comme da doon jottali nag nañ nangu ne da doon jottali. wax dëgg yàlla bu dul loolu man si dégg naa ko sax mu répondre démb ci benn vidéo naan nit ku toog bitim réew. man tooguma bitim réew, maa ngi Sénégal, maa ngi njaareem. li ma waxoon nag ci famille Farès dañu ma ci, amul dara virgule bu ma ci soppi nag. loolu laay waxaat fii tey, que Ablaye Mbaye Pekh jottali, que Ablaye Mbaye Pekh yóbbu leen wala mu ñàkk leen a yóbbu, que mu doon Gora Ndiaye wala mu doon Ibra Diop wala mu doon Demba Gur Nangam wala mu doon Assane Sylla wala mu doon Samba Ndiaye wala mu doon Macky Sall wala mu doon Idrissa Seck wala mu doon Ousmane Sonko, sama yoon nekkut ci tur wi. tur wi intéressé wu ma. li ma intéressé mooy kenn warul yóbbu nit ñuy def l'objet d'une enquête ci xalif général des Mourides. man loolu laa wax te tey laa gën a waxaat loolu. famille Farès kenn waru leen a yóbbu ci sëñ Mountakha, yoonam nekku ci. loolu tey laa ko gën a waxaat. waaw sëñ Mbaye Pekh nag mi ma waxoon nee na du moom, keneen la ko sant, xawma maawo, xawma ku sant maawo, tur bi sax fàtte naa ko. am na tur bu ma wax démb mais maawo la sant. nee na kooku moo leen fa yóbbu, mais moom da doon jottali. comme moom dafa doon jottali nag, kon Mbaye Pekh dafa jottali. waaye man d'accord ma ba tey. dégg naa sax nit ñi di wax naan waaye ñoom waa kii ak di jéem a justifier ay affaire waa Liban ak ay waa Iran yooyu. man sama yoon nekku ci Liban, sama yoon nekku ci Iran. ay suñuy mbokk jullit lañu, di ay réew jullit yoo xamante ne bi ñi ngi dëkk ci ñi ngi ñëw di jëflanteeg Sénégal. foofu laa ci yem. mais li may wax man ci cadre protéger xalif général des Mourides la ak Touba. man ndax man Mouride laa, ci yoonu sëñ Bamba wi laa nekk. du ma nangu lu koy gàkkal. lépp lu ma gis ne dina ko gàkkal dinaa ci avertir nit ñi. lépp lu ma gis ne nar na ko gàkkal dinaa ko défendre. loolu moo tax ma delluwaat wax ne tey jii encore une fois famille Farès boobu kenn waru leen a war na yóbbu ci sëñ Mountakha, kenn waru leen a yóbbu Touba tant que évacué wuñu li ñu leen di toppee. tant que évacué wuñ ko, ndax Cheikh Yérim Seck mi ko waxoon mi ngi fi. biñ ko yóbboo dañ koo bàyyi, joxe na ay élément. kon nag nit mënuñoo def l'objet am 4 milliards yuñ gis ci ñoom ci liquide. ay américains yi jóge Amérique ñëw di enquête yi nit ñi. naw loolu ñu sulli ko ca suba sa ginnaaw suba sa gis leen ñu dem Touba. loolu man duma ko nangu. duma ko nangu te damay attirer attention wu ñi wër sëriñ bi, ndax sëñ bi moo ñu jaboote ñun ñëpp. am na ñoo xam ne jóg nañ naan di jéem a défendre loolu. ku koy défendre tamit xaj na famille Farès nga séqal moo tax ngay défendre loolu. mais sëñ Mountakha dañ ko war a protéger. man bokk ci noonu lay doxe. ay Touba dara du fi xew Touba kenn mënu koo gàkkal. Touba ñii ci gàkkal Touba lañ dëkk suba ba ngoon. suñu sëriñ saa ngi nii ñu leen di tudd ci affaire yi suuf. suñu sëriñ saa ngi nii ñu leen di tudd ci affaire ay marché. ñoo xamante ne bi suñuy kilifa lañ ñu leen di tudd ci affaire public di leen tudd ci yoo xamante ne bi mi ngi gàkkal yoon wi.
loolu ñu di ko wax am ñuy jóg naan waaye Touba moom ku dawal sëñ Touba làqut kenn ci ndëngte sëñ Muntaxa làqut kenn ci ak ndëngte bàyyi leen bu ñu waxee ñaari baat ñett ngeen naan Touba bërëbu làqukaay la ku daw làqatu Touba dalaa war a fat Touba fatul ab sàcc bàyyi leen seen jikko naa feq yi ngeen di wax Touba dencut ab sàcc sëñ Muntaxa du recevoir koo xamante ne bi ñu ngi koy topp ci lu jubadi bàyyi leen loolu wax dégg ay nit def ay vidéo naan Touba moom bërëb la boo xam ne nit ku daw làq fa rek ci sëñ Touba dalaa war a làq sëñ Touba kan la làq sëñ Touba dana làq ay nit ñoo xamante ne bi ci njubadi lañ ne sëñ Touba làqut kenn ku jubadi kon ku koy wax waxu kasaw ngay wax képp koo xam ne yaa ngi taxaw di wax ne Touba ku fa ñëw dañ laa war a denc bërëbu làqukaay la ku ko wax waxuloo dëgg waxu kasaw ngay wax sëñ Touba làqut kenn ci naa feq sëñ Touba làqut kenn ci Muntaxa mooy sëñ Touba tey kon maa ngi waxaat ñépp ne famille Farès ak keneen laa ci yemale nag bu kenn yaakaar ne dama ko yemale rek ci famille Farès wala ay naar déedéet yemalewu ma ko ci famille Farès yemalewu ma ko ci ay naar bu doon Assane Sylla mii la tey di wax ak yéen su defee tojaange nar a daw làqatu ji sëñ Muntaxa dàq leen ko bu doon ab tukulóor la bu doon ab pël la bu doon séeréer la muy manjaago muy wolof ku manti doon sama jëmm ji man su ma defee tooxi doona ci réew mi nar a dem Touba di ci sëñ Muntaxa di wuti làqukaay wala may wuti ak ñaan dàq leen ma man ci sama bopp laa ko njëkkee xalif général dañ ko war a protéger xalif mag mu jëm 90 ans yegg yenn âge yi dañ ko war a protéger kenn waru koo nekk di sàmba sugur gay yi su jóg rek ñu yóbbu ci moom ku def sa tooxi doon rek daw dem ci moom pour lan d'accord ñëpp a war a wuti ñaan ñëpp a war a sàkku ji ndimbal mais looy sàkku ndimbal na nga ko sàkku ci dëgg na nga ko sàkku ci ak njub sëñ Muntaxa ak njub la woote ak xam-xam sëñ Muntaxa woowul kenn sëñ Muntaxa xamul sax yëgul sax li xew ñun ñi ne ci réseaux sociaux yi nag nekk ci réew mi xam li xew ñun ñoo war a taxaw lépp lu nar a gàkkal yoon wi wala loo xam ne nar naa indil ci yoon wi ay jiixi jaaxa ñu régler ko te niñ koy régler mooy ñu alerter ñan ñi wër sëriñ bi ndax sëriñ bi yëgut tinut laa wax yëgut tinut kon képp ku ñu fay yóbbu war nañ koo seet képp ku ñuy yóbbu ci sëriñ bi rek war nañ laa seet gis nga ni ñuy filtrer nit ñi présidence de la république parce que nit ñi dañoo xamul ne xalif général moo gën a fort sax président de la république ndax pas-pasu nit ñi la denc xalif général moo gën a fort président de la république ndax pas-pasu nit ñi la denc seen gëm-gëm waaw kon képp koo xamante ni bii am na loo xamante ne bi yaa ngi koy def jëme ko ci sëriñ bi ñi wër sëriñ bi war nañ koo seet ku war a seeti sëriñ bi war nañ leen a seet war nañoo monter ay caméra de surveillance di surveiller nit ñi parce que nit dafa lëndëm kenn xamul kan mooy kan fii kenn xamul kan mooy kan loolu laa ci bëggoon a dolli di wax nit ñi ne yamalewu ma rek bërki démb njaay lañ man ñëpp laa yamale ngay naan rek ngay français ngay wolof ak ngay séeréer ak ngay pël ak ngay tukulóor ak ngay loo mën a doon su fekkente ne bi tu fais l'objet d'une enquête kenn warul laa yóbbu ci xalif général dañoo war a bàyyi ba évacuer loolu ba pare soo paree boo bëggee siyaare ji nag nga siyaare ji loolu laa wax man te ñuy xel di protéger suñu kilifa yi te ñuy xel parce que ñoom ñooy suñu patrimoine man li tax may wax ñoom ñooy suñu patrimoine man damaa gëm patrimoine tubaab yi ni ñu gëmee patrimoine nga xam ne amuñuy sëriñ de ay buur rek lañ am ba léegi ñu ngi leen téye nii fonk leen ndax mooy seen patrimoine u réew ñun suñu patrimoine u réew ñooy suñu xalif généraux yi ak buur yi fi nekkoon ñooñu ñooy suñu patrimoine loolu lañ am ak lu mënti demee loolu lañ am bu ngeen demee tey Espagne ba léegi buur a fa nekk di xam nga yéen a ngi wax fii Sénégal naan fii du royaume nangam sangam Espagne royaume la Angleterre royaume la waaw ay Hollande ki ay français ki ay Italie yëpp
gouvernement ba bokkul ak seen patrimoine culturel, seen patrimoine u réew dañ koo sàmm ba léegi di ko ñoŋal. ñun suñu patrimoine mooy suñu kilifa diine yi, dañ leen a war a sàmm, war a leen a ñoŋal. suñu kilifa diine yi dañ leen a war a aar, dañ leen a war di protéger, dañ leen a war di mën di lépp loo xamante ne bi luy gàkkal la wala lu lëndëm la wala lu leerul la kenn waru leen ci yóbbu. mais da ngay gis ay gars yi ñoom yàkkantuwu lu dul gis nit ku nekk ci kii rek ñu ne kañ dem ñu yóbbu la ci sëriñ bi, kañ dem ñu yóbbu la ci sëriñ bi. muñ demee sëriñ bi mais sëriñ bi pourquoi ñu lay yóbbu ñu ci yóbbu sëriñ bi kuñ fay yóbbu na jub. man néew ma damaa jub de, néew ma damaa jub, néew ma tamit maa gën kenn, waxuma ko de. néew ma maa gën kenn, néew ma maa man kenn, néew ma maa fi gën, néew ma maa fi gën a jub. mais su ma sañoon daal lépp lu ñuy yóbbu ci sëriñ Mountakha day doon lu jub, nekk lu sell. nit koo xam ne ñi ngi wër di enquête ci yow wala ay américain jóge Amérique ñëw di enquête ci yow, kenn warulaa yóbbu ci sëñ Mountakha. nañ bàyyi ba enquête bi pare, loolu laa wax te tey jii laa ko gën a waxaat. du dëgg du yoon. famille Farès ak famille Marès ak famille Gobès ak famille Jobès ak famille Fatès a ci yem, moom laa ci yemale. sama yoon nekku ci ku mënti doon rek laa wax. dafa dal ci famille Farès gii nag, da ca dal ci ñoom parce que ci ñoom la tombé, moo tax ma tudd leen. mais bu doon keneen la tamit noonu laa koy tuddee waaw. di wax ne nag suñu mag Ablaye Mbaye Peex woo na ma démb, nee na moom da doon jottali waaye yóbbuwu leen fa. waaw loolu bëggoon naa ko préciser. mais bu dul loolu li nga xam ne moom mooy le fond du sujet di ñi nga xamante ne bii dañoo nekk soit ci dara l'objet ci enquête wala ci njubadi wala ñu leen di seet ci lu jaaduwul, kenn waru leen a yóbbu ci xalif général. waaw loolu rek laa bëggoon a wax. di ci inciter ci entourage yi xalif général yi di wax ne xool leen bu baax a baax nit ñi fay ñëw, xool leen nit ñi dugg ci sëriñ parce que du léegi. xool leen nit ñi fréquenté foofu, xool leen nit ñi ziyaare si ak lu ñu fay indi. loolu laa wax nañ koy xool. man dama koy wax, man ci laa bokk, man kenn mënu ma cee génne, kenn mënu ma cee génne. mais du tere nag bu gisee loo xamante ne bii mën naa gàkkal wala mu salteel wala mu yàq deru lenn ci Touba wala ci yoonu murit, man dinaa ko dénoncer. buñ ko defee baax na, buñ ko deful baax na, mais sama devoir la man ma wax ko. waaw ndax sëñ Mountakha moom du ne kenn déet, du ne kenn déet. sëñ Mountakha du wax kenn boo ko taarkalee loxo da lay ñaanal, du wax kenn ne lu la fi indi. boo ñëwee rek ñu ne ko Mbàkke de kii de ku baax la, kii de ci yoon wi nangam sangam, mu ne alhamdulilah tàll la say loxo ma ñaanal la, daal lay ñaanal. parce que du seetaanu télé, seetaanu ci réseaux sociaux, xamut ci yooyu. ci jaamu yàlla la nekk. ñu dénk ko ñun suñu pas-pas mu téyel ñu ko ngir war ñu koo joxal sëñ Touba. ñun sëñ Mountakha loolu lañ seq ak moom. dénk ko suñu pas-pas, suñu gëm-gëm, mu téyel ñu ko war ñoo won aw yoon wu ñu yóbbu ci sëñ Touba. ñun loolu lañ toppee sëñ Mountakha. kon li ñu ko toppee noonu sëñ Mountakha suñ gisee ay nit di dugal ñoo xamante ne bi bokkuñ ci wala dañuy doxal leneen lu dul yëfi lislaam, danañ ko dénoncer ba sëñ bi yëg ko. loolu rek la. ñun ñi ngi fi di protéger yoon wi, nekkuñu fi ci yoon wi pour di gàkkal dara. kuñ gisit nga nar koo gàkkal dinañ taxaw. ñii saaga yoon wi bés bu set ñun ak ñoom la ci réseaux sociaux yi ak fépp di leen yedd, di leen yee. waaw suñ kilifa diine yi nga xam ne dañ leen di tudd ci yenn yi tamit bés bu set ñu ngi naan moytu leen Macky Sall, moytu leen nguur gi, moytu leen lii. bés bu set ñu wax leen ko, bés bu set ñu wax leen ko. te loolu nag kenn mënuñu see jële ñun. ku yaakaar ne mën ngaa toog ci sa kër wala ci sa nangam ne naa napp Assane wala ma bundu xataal ko, yow yaa gën a tuuti ci li ngay def. man bundu xataal ma ki koy def wala ki may napp juddoogut. man kenn du ma napp, xanaa jaay doole, jaay Assane doole, maanaam fekk ko fi mu nekk, jàpp ko, yeew ko, ngedaaw ko, yóbbu ko kaso ndax yaa ma ëpp doole. loolu la nit man ci man. mais bu dul kenn ku fi yeewoo ci réew mi la ko daala ci Macky Sall laa leen wax ba ci suuf, koo xam ne dinaa la xool di am lenn lu may ragal ci yow, amul. ça n'existe pas, ça n'existe pas laa leen wax. kenn la ko dala ci Macky Sall laa leen wax ba ci ki ci gën a tuuti. man kenn ki may ruus mooy xalif général, moom laay sukk ci moom ruus, ndax yàlla laay xool ci moom, sëñ Touba laay xool ci moom, wala Alaaji Malick laay xool ci moom, wala Limaamu Laay wala Maam Bu. parce que ñooñu soo leen xoolee loolu ngay gis ci ñoom: tawxiid, njub, jullite, diine, yàlla. ñooñu de mën nga leen a ruus, mën nga leen a ragal ndax yàlla. mais buur yi àddina yii amu ci kenn ku ma ci ragal, waxuma la nag Mbay Peex. waaw séquñu dara lu dul tudd naa la nga ne da nga doon jottali, mais nag kanta ñu lay woo di la wax naan la ay yooyu, man faalewuma benn menace.
faalewu ma ko maanaam du ma ci sax perte sama temps damay avancer ci leneen pour nit ñi xam ne man li may wax lu ma ñor la. bi ci topp mooy après Covid 19 ñu war ci wax tuuti rek en résumé ku ci nekk gis na Covid 19 gestion bu catastrophique bi nga xamante ne bi moom lañ ko gérer ku ci nekk gis na ni nga xamante ne bi noonu la ñuy gérer. dem nañ ba léegi dégg ngeen professeur Seydi lan la wax nee na léegi feebar bi explosé na kenn mënatu ci dara. professeur Seydi loolu la wax nee na léegi kenn mënatul dara ci feebar bi. feebar bi Covid 19 bi am na Jurbel gi am na fu ne ñu ngi koy dégg nangam sangam mais niñ ko gérer dafa ñaaw bona bon ba nga xam ne fii ñu toll nii boo xoolee daanaka Covid 19 bi nit ñi yëguñ ne sax mi ngi am nit ñi yëgaluñ ko seen yaram parce que li ci am ci ay erreur ak ay kàcc ak ay naxe ay sàcc ay wuruj dafa bari ba nit ñi amatuñ ci confiance ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy diriger amatuñ ci ñoom confiance. bi ñu ñàkk am ci ñoom confiance li tax loolu mën a am mooy que ni niñ ko gérer moo baaxut parce que amul ci benn pàcc bu dee ci wàllu njàng mi xool leen unilatéralement ñu ngi nii nee nañ dañuy jàng le 25. waaw ubbi école yi le 25 te waxtaanoo ci ak acteurs yi déglu nañu kenn tàgguwu leen kenn woowu leen kenn laaju leen seen xalaat dañoo xëy rek ne acca le 25 dañuy jàngi. le 25 dañuy jàngi le 25 maanaam mois de juillet rek la ñuy jàng def examen août waa réew moo xam ne naka ngay tëjee njàng mi mars avril mai juin ñeenti weer daan ne juillet dong ngay jàng après août examen ñooñu di admis ren moom ñi ciy admis ku ciy am bac wala nga ciy am BFEM wala nga ciy am CEP xuma entrée en sixième bee boo nga xam ne amoo dara amoo niveau de. ñani yóbbu ñuy avancé ñoom la neex nag ngir année bi bañ a blanche ñu ne année blanche bi nangam sangam jiiñ leen ko année blanche bi la ñuy daw wante li ma leen mën a wax mooy képp ku fi def examen mois de août tamit amoo benn niveau du bac du leen xanaa kay dañuy jàllale lu leen neex waaw loolu rek la mais gestion bi moom sur le plan de l'éducation yàqu na sur le plan social gis ngeen njombe yi ci am 552 communes ba léegi mënaguñoo dajal 200 communes xool leen ceeb bi ba léegi ak diwlin ji 552 communes ci Sénégal ba léegi nii mënuñoo yegg ci 200 communes moitié bi sax mënaguñ leen fa yóbbu lekk bi kon loolu tamit am na problème. sur le plan de la santé xool leen gestion bi woo nañ professeur Mboup professeur Seydi dugal leen ci affaire bi. ba léegi mënuñoo maîtriser li nga xamante ne bii moom moo di li ñuy wax coronavirus wala ñu génn ci dara loo xamante ne bii effort yi ci professeur Seydi doon def sax yàqu na kon ça veut dire que ni gestion bi sur le plan de l'éducation gestion bi sur le plan de la santé gestion bi sur le plan des ressources yi nga xamante ne bii moom la ñu war a allouer ci Covid 19 bi gestion ci aide alimentaire bi lépp a fracassado. Ha fracasado todo lépp a fracassar kon gestion Covid 19 bi moom ba na Sénégal xam ne leneen la ñuy wax après Covid 19 nag jamono jii ci lañ war a xalaat après Covid 19 lan lañ war a projeté lan lañ war a def ku ci nekk xam ne ne réew yi ci bari ci bitim réew yi fañ daan jëndee ceeb fañ daan jëndee diwlin fañ daan jëndee suukar fañ daan jëndee leen ñu ci bari téye nañ ko léegi. ndax nee nañ ñoom it àddina bi dafa nekk ci Covid 19 kon dootuñu jël seen yooyu ñu daan jaay di ko jaay dañ koy réserver pour seen réew kon lan mooy solution bi mooy delluwaat ci mbay mi. maa ngi wax président Macky Sall ne ko nañu investir ci mbay mi nañu investir ci vivre yi riz de la vallée bi nañu yokk programme bi ci àll bi agriculture bi maraîchage bi agriculture de contre-saison. nañu jël vraiment priorité ni ñu ko jëlee woon ci éducation jël 40% budget bi def ko ci nañ jël 40% ci budget bi def ko ci agriculture buñ ko defee ci agriculture pendant 2 ans nit ñi danañ am lu ñu lekk danañ am lu ñu dundee ba mën a fexee delloowaat Sénégal ci fi nga xam ne fa la nekkoon mais fi ñu toll nii Sénégal delloo na ginnaaw façon delloo ginnaaw boo xam ne
Sénégal dinañu souffrir dans 6 mois dans 1 an souffrance boo xam ne bés bu ñu liggéeyul ci agriculture, bés bu ñu yokkul mbay mi, bés bu ñu développé wul ay culture de contre-saison, bés bu ñu financé wul agriculture bi fii ci Sénégal, réew mi 2021 ci ak ndóol lay nekk. bés bu ñu financé wul agriculture après Covid-19 bi réew mi ci ak ndóol lay nekk. ndax yeneen réew yi nekk bitim réew daan ñu jaay nangootuñ ñoo jaay ndax lañ am dañ koy denc pour ñoom. kon ñun nañ fexe bay, nañ fexe liggéey suñ suuf si. maa ngi ñaan président Macky Sall su fekkee bëgg nga Sénégal, su fekkee li la dese ci sa mandat bi bëgg nga cee dimbale sa askan, jëlal 40% wu budget bi nga investir ko ci agriculture. waaw loolu mooy li nga xamante ne bii man moom laa bëggoon wax après Covid bi. parce que après Covid bi tant que jubluwuñ ci loolu rek boo moytuwul réew mi dana sooxe. l'importance du club des investisseurs. bu ngeen gisee tey ma indi club des investisseurs dama bëgg Sénégal xam ne pour ñu delluwaat ci réew mi am tuuti koom-koom il faut ñu dooleel club boobu ñuy wax club des investisseurs wala club yooyu ñuy wax club des investisseurs. xam ngeen lu tax ma wax ko damay joxe tuuti exemple rek pour ngeen comprendre li ma bëgg a wax. gis ngeen Sénégal banque yi fi nekk tey xam nga am réew pour création emploi am, pour entreprise yi fonctionner, il faut que ñoom ay banques yu dëgër. xam ngeen loolu banque yu dëgër yooyu ñoom ñoo war a financer entreprise yi mën a liggéey pour créer emploi. nit ñooñu ñu créer emploi di leen ñoom ñu leen di fay ay salaire, ñooñu mën di dund réew mi koom-koom bi mën a dox. cercle bi noonu la demee. banque yooyu am Sénégal tey bu ngeen xoolee ay banque marocaine la, banque française wala banque nigérienne wala sud-africain wala banque burkinabé ak banque malien ñoo am Sénégal fii. da nga leen ay banque française, ay banque marocaine, ay banque burkinabé, nigérienne wala ay banque malienne sax ñoo fi am. Sénégal fi amul banque bu ñuy wax. gis ngeen banque yooyu su ñun waa Sénégal ñoo fay denc suñuy denc suñu ay koppar. par exemple boo jëloon tey Attijari banque xam ngeen ne marocain yee ko moom. maam Is jaajëf merci ci kër yi Cheikh Bopp maa leen di bëggee ndeysaan. Dadi Soleil Alla Diouf maa ngi leen di ziar di kontaan ci kër yi di kontaan ci partage yi. bu ñu jëloon tey exemple Attijari banque laa leen wax de xam ngeen banque marocaine la. Attijari banque boobu tey ñun waa Sénégal ñoo fay denc suñuy koppar. gaa ñu bari sénégalais yu bari am nañ fa compte. Attijari banque boobu tey su ma ñëwoon man Assane Sylla yor nekk chef d'entreprise indi fa sama projet di wut si financement, benn marocain jóge tamit këram ñu daje Attijari banque muy wut financement, na ngeen xam ne banque marocain bi lay financer, du financer Assane Sylla. te pourtant Assane Sylla moo fay denc kopparam. waa Sénégal ñoo fay denc seen koppar. loolu moo waral sa banque réew am solo ci sa réew ngir mu mën a financer say entreprise, dimbale leen ngir say entreprise am koppar. moo tax li may wax c'est très technique. il faut ngeen xool ko bu baax li may wax nii c'est très technique. banque yi laa wax ñun sénégalais yi ñoo fay denc suñuy koppar, mais banque yooyu bu ñuy financer ay projet li ci ëpp seeni doomi réew la ñuy financer, duñ financer sénégalais yi. loolu moo waral club des investisseurs am njariñ, parce que club des investisseurs li muy def mooy lan, fexe ba banque yi Sénégal am fi, fexe aussi ba marché créer emploi ci réew mi. ndax club des investisseurs bi nga xam ne moom la nasaraan yi yor étranger yi mooy ñoom waa Eiffage, ay Alstom, waa TER bi, waa Carrefour, waa Auchan, chinois yi, Turquie yi. seen club des investisseurs boobu marché yi ñuy capter ñoom bénéfice ba cay am ci seeni réew la jëm. kon ñun ñi ñu war a dimbale mooy club des investisseurs sénégalais, les investisseurs sénégalais, le secteur public national. ñooñu lañ war a dimbale ñun suñuy koppar ñu koy def ci ñooñu ngir ñooñu mën a créer ay emploi, ngir emploi yooyu mën a créer richesse ci réew mi. c'est extrêmement important yéen waa Sénégal li may wax nii. bu leen ko xool rek ci affaire dañoo siis ak yooyu étranger yi. c'est vrai que am na projet yu mag, ñun duñu ay jaayel,
am na projet yu mag yoo xam ne ay étranger rek lañ ko mën a liggéeyal ñoo yor koppar yooyu d'accord néew mën nañ génne étranger yi de néew mën nañ leen dàq néew mën nañ leen rey déedéet waxuma loolu de mais dama ne nañ def discrimination positive ci suñu entreprise sénégalaise yi dimbaleel leen dooleel leen ngir que ñoom ñu mën a créer emploi bu dëgër gis ngeen les étrangers marché yi ñuy am ay prestataires la ñuy ut danga gis Eiffage ñëw gagné marché boo xam ne ay milliards la jël ay quelques sénégalais di leen fay journalier bu projet bi jeexee waa Eiffage dem sénégalais yooyu nekkat dans le chômage xaalis boobu bu ñu jëloon entreprise sénégalaise jox leen ko ñu jël sénégalais yooyu embauché leen sénégalais yooyu continuer di liggéey koom-koom des ci réew mi loolu moo gën ñuy jël marché yi ak li ëpp solo ak koom-koom bi di ko jox entreprise étrangère foofu laay waxee mais waxew ma waxu raciste waxew ma waxu ko soxore étranger yi déedéet mais suñu doomu réew nañ leen fonk man loolu laa wax suñu doomu réew nañ leen dimbale nañ leen kàttanal nañ leen jox ci projet yu mag yi nañ leen jox ci marché yi buñ leen soxore ñu am milliard buñ soxore suñuy entreprise sénégalaise ñu am milliard sénégalais am milliard na la gënal ab étranger am milliard mais fii Sénégal rek ngay gis loolu Sénégal rek ngay gis ñu jox Assane Sylla projet Assane Sylla war cee gagné 50 milliards ñu soxore ko Sénégal dong nga koy gis waaye suñ ko joxee benn chinois boo xamante ne bii boo demee tonnikatu mbalit la woon Chine de suñu gouvernement yi complexe gin complexe ci étranger borom der bu weex complexe boobu dafa ñëw ba ci ni ñuy joxee projet yi complexe kooku daf leen a laal gis nga ab chinois boo xam ne ma nga Chine di for mbalit di tonni mbalit boo ko foroon tey solal ko costume jox ko ab cartable dugal ko dem fee ca Sénécartour lu fa benn Mercedes maay baax wala dara fay leen 200 000 bu ngeen dawalee ba buntu ministère fu ngeen taxaw ñu ubbil leen ndax chinois la est-ce que dégg ngeen li may wax yéen waa Sénégal ab chinois laa wax chinois boo xam ne ma nga ca Chine di tonni mbalit amul benn qualification boo ko jëloon tey sangu ko ba mu set indi ko Sénégal solal ko costume laa leen wax luye fee Sénécartour benn Mercedes boo dawalee léegi sphère ministérielle ministère boo fëgg ñu ubbil la partenaire la de ndax complexé jéemu ñoo xam sax ndax kii ñëw kan la jéemuñu ko sax xam ndax complexé boobu moo dal suñu gouvernement yi moo dal Sénégal ba marché bu am solo sax seen doom soxore nañ ko mu am milliard doomi réew mi soxore nañ leen ñu gagné marché bu am dooni milliard nañ ko jox chinois bi nañ ko jox turc bi nañ ko jox na boo waxee rek ñu ne sénégalais bi waru ko am pour lan xool leen ko waaw d'accord nañ def discrimination ci réew mi mais tamit li ñuy joxe nañ ko xool contrat bi am na nangam contrat bi am na ay défaut foo gisee nit ñu soxore ñu mel noonu rek bu ngeen ko seetloo rek seen mbokk sénégalais la ñuy soxore duñ soxore mukk étranger yi ndax complexe lañu ay complexe lañu ñun nag dañoo yàgg bitim réew dañoo dem ci réew mu ne dañoo toog ak tubaab yi xam nañ leen xam seen jikko ñun complexé wuñu boo demoon léegi benn français boo xam ne tekkiwul dara day fanaan ci mbedd yi di lekk ci mbedd yi nga ñëw léegi Sénégal léegi mu am audience ci Macky Sall te yow doo am dara yow sénégalais bi léegi ñu jox ko marché milliard te yow club des investisseurs ñoom Babacar Ngom ak ñooñu ñoom ñi fi nekk noonu nekk ci club des investisseurs di ay sénégalais di liggéey ba dara dul dara ñooñu sax yéene wuñ leen a jox marché yooyu ab français ba jógee France doon taxawaalu ca mbedd ma sol costume moom ñëw kooku la ñuy complexé jël marché bi ñu jox ko loolu moo ñaaw Sénégal jàppale leen seen mbokku doomu réew jàppale leen club des investisseurs sénégalais